Chers amis téléspectateurs de la Thiès TV, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur la première chaîne thiessoise. Comme vous le savez, situation oblige, l'actualité qui se fait depuis le début de cette pandémie qui a frappé ici au Sénégal. La Thiès TV se mobilise en partenariat avec la mairie de la ville de Thiès pour un peu vous éclairer sur la situation. mbokk yi ñu gërëm leen di leen nuyu ci fi ñu leen daan nuyoo sur la Thiès TV de la première chaîne thiessoise ñu dikk ak yéen nag ci li nga xam ni mooy seen plateau bi ñu leen di amal saa su ne ànd ceeg ñi nga xam ni ñooy la mairie de la ville de Thiès ci li nga xam ne rek mooy donc comité bi nga xam ne moom la ñu taxawal comité de veille et d'action ngir xeex li nga xam ni mooy Covid 19 boobu ba tey nag ñi nga xam ni mooy la première chaîne thiessoise di Thiès TV di ci ànd ak donc comité boobu rek ngir éclairer leen ci wàllu woowee ak xeex bi fan la ci waa Thiès toll ak yan mooy matuwaay yi nga xam ni moom la ñu war a jël ngir gën a mën a daan li nga xam ni mooy coronavirus. Tey nag ma am ay kenn ki ñu gën koo xam ci Boubacar Sarr moom nit bokk ci li nga xam ni mooy comité de veille et d'action bi nga xam ni moom la taxawal fii ci diwaanu Thiès. Boubacar ma nuyu la bala nga nuyu mbokku téléspectateurs yi. ok jërëjëf Ismaïla ngeen jégal ma maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès di nuyu quartier bi ñu nekk muy quartier Cité Senghor nga xamante ne bi sama quartier la fi la yaroo fi la màggee di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna ñu dalaloon ñu tey fii pour ñu waxtaan ak Thiessois yi di waxtaan ak Sénégal di waxtaan ak àdduna ci mbas mi nga xamante ne bi mu ganesee àdduna ak léegi def na ñeenti weer dugg Sénégal ci lu toll léegi ci weer ak ay fan ñu bëggoon ñëw rek waxtaan ak suñu mbokk yi ngir xool nan lañu mën a xeexee ak mbir mi ba mu jóge fii jërëjëf sëñ Ismaïla. Boubacar ma gërëm la merci beaucoup ba tey ci sama gauche moo am ki nga xam ne moom it mooy Alioune Traoré moom it bokk ci comité boobu Alioune ma nuyu la waaye ma nuyu ko téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay fay di fay sama àndandoo bi di Boubacar di fay di nuyu waa kër gi yëpp. di sant rek ñi ñu fi yebal ñun maag Boubacar muy communauté de veille mairie ville de Thiès. di gërëm waa Sénégal nag. ñuy waxtaan ci mbir mi nga xamante ne ni ëlëm na àdduna. waaw ñu ngi ciy bëgg a waxtaan ci jéem a xool ñun nan lañ ciy taxawee ak nan lañ ciy xeexee ba mu jógee fi. delluwaat fa mu nekkoon ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan rek loolee nga xam ni moo ëlëm àdduna mu gaaw yàlla gaaw. teggil ñu ko rek ba ñu mën a delluwaat ci suñu yitte sama laaj bu njëkk ci Alioune yow lay njëkkee Alioune tey ñu gis bi nga xam ni taxawal nañu lii nga xam ni mooy comité bi boobu ba tey bu fekkoon war nañoo def benn bilan mi parcours fii weer comme ni ko ministre bi defee ñi nga xam ne ñoo ngang xeex bi yéen loolu lan lay doon ci wàllu. waaw alhamdulilah rabbil alamin li ma laaj dinaa ci mën a tontu muy boo xoolee ñun. amoon nañu sens ba affaire bi commencé parce que teg nañu presque 1 mois et demi. affaire bi jaarul Thiès. yàlla dimbali ñu ci mais soo xoolee li ko fi dugal étranger yi la. li tax cas bi fi njëkk am ab étranger moo ko fi dugal mu dal kenn ku fi nekk muy ñetti nit. yàlla dimbali nañu ñu koy gérer di ko gérer ba instant bi du ma ni am nañ li ñu gënal mais am nañ stabilité boo xam ne ça fait 3 jours mënuñu ko dépasser bon nag mën nañ ne am na fu ñu ko téye. waaw bu may def bilan ci Thiès mooy am na benn étape bu ñu jéego. mooy dugg si naw ci fexe nañu ba am fu ñu ko téye ko fa di jéem a xool nan lañ ko dàqee mu génn fi. waaw beneen comptabilité bi moom mënoon a defaat muy ba affaire bi commencé léegi am na ay comité bi dañoo toogoon waxtaan am leen lu ñu tënk. pour jéem a téye xale taalibe yi. newuñu mën nañu lépp. mais même su fekkee ñaari fan la jox nañ leen ko pour ñu téye xale yi. jox nañ leen ko li Thiès li muy daara yi fi neex nga xam ne ñoo fi nekk di daara yu normal. yi maire bi reconnaître 419 daara la. mais boo demee sur le terrain da ngay gis plus que loolu. parce que day am ay daara fictif ça n'empêche pas daara fictif yooyu bu ñu leen gisee ay nit dafa ne ay doomu Thiès dafa ne ay xale fa ne dañ leen jox lu ñu am waaw. pour commencer daal loolu laa xam naa ne analyse bi ma njëkk a def mooy ñu ngi ci yoon wi. suñ ko wàccul incha allah dinañ ko am fu ñu ko téye. incha allah bu ñu ko wàccul leneen fu ñu téye je pense que yéen xeex bi
bokk na ci ñi nga xam ne ci personnes vulnérables yi mooy ñi nga tudd noonu bokk na ci ñooñee di ndongo daara yi waaye tamit bokk na ñi nga xam ne tamit dañuy am li nga xam ne mooy handicap mooy laago ci loolee rek Boubacar yéen ñi nga xam ni tey je peux dire bokk ngeen ci personnes vulnérables yi tey nan nga jàngatee li nga xam ni mooy depuis bi fi jàngoro ji dugg see ak yéen taxawaay bi ngeen ci am ak seen mbokk yi nga xam ne da ngeen di doxal ko wéy laago yi. waaw kay Ismaïla jërëjëf laaj nga laaj bu am solo waaw xam nga way laago ci réew mi déjà dañ koy woowee ak ci beneen réew sax personne en situation de handicap te le mot handicap nit ñi bu ñu ko déggee rek jàpp nañ ne metti na parce que doomu aadama buy dox ba fakkastalu wala bu doon def course dara dal ko ci course bi muy def dana nangam bi moom moo ma handicapé finalement ñu jël mot bi xaw ko diaboliser mais yàlla dogal na ni heureusement que xelu doomu aadama yi commencé na ubbeeku ci mot boobu ci baat boobu aussi gisinu doomu aadama yi ci catégorie de personne boobu commencé na soppeeku loolu le maire de la ville de Thiès xam ba tax mu jël combat bii non seulement def ko combat am mais jël combat bi def ko combat wu doomu aadama yépp sans distinction d'aucune sorte ñi ko ci félicité nag di ko ci remercier bu baax a baax a baax parce que moom au moins am na benn gis-gis ci handicap bu bokkul ak bi nga xamante ne bi moom la ci ñu bari am ñu ko ciy félicité bu baax di ko ci remercier par rapport donc ak li nga ma laaj effectivement mbas mi bi mu commencé ak léegi yàgg na te yàlla dafa dogal ne personne en situation de handicap yi macha allah yàlla xëy na am na lu mu leen xañ mais bëri na lu mu leen baaxee te ci loolu xel daf ci bokk ñëpp nag di ci sant yàlla bu baax ba tax na mbas mi bi mu commencé ñoom ci seen biir dañuy créer ay événements enfin yu virtuel bien sûr pour di sensibiliser wala di sensibiliser te seen biir parce que dañoo nekk ay pour la plupart ay nit yoo xamante ne bii dañuy dund ci précarité donc bi mbas mi commencé le maire de la ville bu fekkee ne dañoo yam fii rek au niveau local nit ñi dañ ne dafa taxawal effectivement comité de veille et d'action contre le coronavirus le 16 mars à chaque fois damay dégg loolu mais le maire de la ville moom appelam bi jiitu dinaa ñëw ci handicapé yi li tax ma ñëw foofu dafa am rapport moo tax le 14 mars lorsque le président de la République a adressé son message ci woo nit ñi ci ñu ñëw jàppale ko ci xeex bi que mbir mi ngi fi que nit ñi ñëw dañoo war a ñëw jàppale ko ci xeex bi ci la le maire Talla Sylla instruire au secrétaire général de la mairie ville monsieur Ibrahima Bakhoum ngir mu dajale ay agents yu ville ak ñeneen bien sûr ngir ñu xool yan stratégie la ñuy teg en premier lieu pour xeex coronavirus bi nii. Du coup le 15 mars ci la ñu convoqué la première réunion bi nga xamante ne bii moom moo démarré hostilité yi te booba maire de la ville ba mu koy def daf cee boole une personne handicapée muy man nii nii. donc pour wax la ni la combat bi le maire de la ville daf ñu ci boole dès le début. léegi nag ñun à notre niveau lépp loo xamante ne bi mën nañ ko ci sensibiliser te suñu biir. ñi ngi ci di wax nit ñi nangam kat am na lii moo ko waral jarul sax ñi delluwaat ci baat bi à chaque fois nangam am na lii moo ko waral. mais li ko waral amul solo parce que kenn mënu ci dara. nii lañ koy moytoo. ni ñu koy moytoo moom mooy wax nit ñi les mesures barrières. ak les gestes à adopter ngir mën di moytu. yooyu ñu ngi koy def. au milieu du handicap mais dans un cadre purement général ñu ngi koy def di ñaax ñi nga xamante ne bi xëy na tane nañ ñu wax ñu ni lii xam nañ ko wala ñi nga xamante ne bi tane nañ leen ñu ni lii xamuñu ko woon donc ñu dolli leen ko. ci loolu bi comité de veille et d'action taxawee officiellement le 16 mars. le 19 le 20 vendredi 20 mars. dañoo nekk réunion ak monsieur le maire ci biir bureau ñu wax ko taxawaay bi nga xamante ne bi xëy na am na ko ci jamono ji ci xeex feebar bi rafetlu nañ ko ñëpp rafetlu nañ ko. aussi li muy def à l'endroit des personnes handicapées aussi nit ñi rafetlu nañ ko mais dañoo bëgg combat bii nga xamante ne bii lu bees la te dañoo ñaan yàlla benn bu bees bii
doon benn bu màgget bi maanaam mujjee doon bi màgget te doon benn aussi ci kaw suuf ñu wax ko ni ko les personnes handicapées bugguñu ñu fàtte leen ci mbir mi ci loolu la joxe ay instructions yu ferme wax ne bépp ndimbal boo xamante ne bii que ce soit ay mbiru kit d'hygiène wala aide alimentaire lu mu ci mën a doon bu mu ci fàtte ces personnes en situation de handicap et aussi bu mu ko waxee aussi ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo seqoon wàll woowa le 21 samedi 21 mars bi ñu joxee aide yi également def nañ ci loo nga xamante ne bi war nañ ko cee def c'est sant nañ leen ko yaakaar naa defe nañ ko ni nga xamante ne bi noonu la leen ko maire recommandé woon am na solo Boubacar je pense que def nga genèse li nga xam ni moo taxawal comité bi def nga tamit li nga xam ni mooy li tax tey ngeen aju sumb ci xeex bi te mu nekk aussi xeexu ñëpp ndax gis nañ depuis boobu ba tey média wala lépp loo xam ni donc mën na taxaw ngir ñoŋal li nga xam ni mooy xeex boobu ba ñu mën cee am li nga xam ni mooy ndam waaye tamit am ci résultat loolee gis nañ ñëpp takk seen tànk tubay ngir am ndam wàllu woowee ba tey ci loolee Alioune yow sànq yaa ngi doon dikk ba tey ci sa biir wax ci ba tey su ma ñëwaatee ci personne vulnérable mooy ñi nga xam ni ñooy donc les talibé ñu gis ni keroog monsieur le maire tamit bi ñu ko fi dalalee ci waxtaanam li ci ëpp tey dafa jël maanaam ñi nga xam ni ñooy ndongo daara yi bokk ci ñi nga xam ne ñooy les priorités pour ñoom ñu toog waaye tamit jox leen li nga xam ni loolu la ñuy ndax nag koo ne toogal di nga ko jox lu mu toogaale loolee fan ngeen ci toll ndax def ngeen li nga xam ni tey mooy recensé daara yi nga xam ni moo nekk fii ci diwaanu Thiès ana lan la ndimbal yi fi ngeen ci toll ak ñi nga xam ne ndax ñooñee ndimbal loolu ngeen leen di maanaam ñi aajoon ñi ngi ci jot. waaw gis dinaa la mën a tontu foofu parce que loolu am na luñ ci jot a dox am na xayma buñ ci am suñ mënuma leen ne am nañu lépp nag parce que comme li ma la wax sànq dafa am ay daara fictif yoo xamante ni tant que demoo sur le terrain doo ko gis parce que da ngay dem benn quartier ñu la laaj chef de quartier bi mu ne la 5 daara fi am ñu bind 5 daara yooyu nga dem fekk fa 8 daara wala 9 daara bon il y a 4 de plus te chef de quartier bi xamul woon ni 4 yooyu ñu nga fa parce que ñooñu dañuy ñëw ngay gis ku ñëw ànd ak 10 boy 15 boy ñu abal ko benn kër bu pareegul mu dëkk fa ak ñoom sans autant chef de quartier bi nekk au courant parce que aussi ñun Sénégal dañoo tam benn affaire da ngay ñëw dëkk ci koñ même bu fekkee sa kër la am boo fa fanaanee tey war ngaa xëy dem gis chef de quartier bi amal ko man kat gan laa ci koñ bi fi man maa dëkk fii pour bu ëllëgee lu mën a am moom mu mën a xam ne yow mii woon yow yëglu nga parce que kër boo fay duggul fa nga yëglu mais ñun amuñu habitude boobu da ngay gis rek xëy rek ñi ko ci am boog bariwul ngay gis ku xëy rek ñëw toxu sama plan kenn am ko problème boobu jàngontal nañ ko ci biir recensement yi benn mooy xale yi tamit ñoo gën a tey man maa ngi suñu kër samay doom a ngi suñu kër ak samay soxna ak sama yaay ñooñu mën nañu veiller ci ñooñu mais sëriñ bi su yoree 15 personnes 15 xale rek bu nee mën na koo gérer comme ni mu waxee day wax ko neex mënul nekk yow ñetti xale da nga lay yor ci biir da ngay am problème waaw nga yor 15 xale benn aussi parents yi yóbbu seen doom yi il faut que ñu xam benn man nangul man du ma mos a wax bu ñu jàngi alxuraan dañuy jàngi alxuraan parce que bu ñu tey li ñu am nii nañ ko sant yàlla sant ko ñi fi jàng alxuraan parce que tey maar de taali corona bi bu déparé woon Sénégal balaa ñuy nelaw bay yeew bay xalaat du ñuy disposition yi ñu jël dina fekk mu def li muy def parce que plateau médical lu tubaab bi moo gën suñu plateau médical fukki junni yoon te ñoom ñu ngi ne mu ñoom dañoo jàlle kon nag nañu sant yàlla bu baax ñii fi jàngat alxuraan yi ñoo tax ba lii ko déparé woon mais aussi ku jël sa doom yóbbu ko daara le minimum war nga mën a xam benn même bu dee benn 15000 chaque mois nga dem jox ko sëriñ bi c'est le minimum parce que boo jëloon sa doom yóbbu ko école privée da nga koy fayal boo jëloon sa doom yóbbu ko école publique da ngay xëy di ko jëndal ay fourniture di ko nemmeeku ba donc le minimum boo jëlee sa doom yóbbu ko daara man sama doom day jàng daara mais day wàcc di ñibbisi. est-ce que tamit loolu du dikkaat ci éternel débat bi réforme li nga xam ni mooy réforme daara yi fii ci Sénégal est-ce que du loolu tamit li nga xam ne mooy feebar bi day indiwaat jàngat boobu débat boobu. parce que feebar bi tey man ni ma mën a surveiller sama doom mais sëñ bi mënu ko surveiller parce que su xëyee jox leen ndékki añ jot amul añ bu mu leen jox dana dem leen yalwaan
tey kañu yelwaane fa ñu yelwaanee wala kañuy dajal mu sarax leen benn pomme wala benn banana ku leen ni kooku yorul feebar bi dañoo immédiatement boo leen ko joxee dañuy xam. du ñu essayer comprendre jox nga leen pomme bi dañuy xam. bon donc déjà kooku mu yor ko te nee nañu xale bi mën na ko yor 14 jours du manifester du ko tëral dem ñibbi daara ja sàmbar ba muy tëdd ñaata xale ñoo fay tëdd. ci biir xale yooyu bu laalee kenn kooku laal kenn ko boo xefee balaa bët set sàmbar bi yëpp dañ ko am. kon donc moo tax ñuy veillé wu ci almuda yi parce que ñoom ñoo gën a sensible ñoom ñoo gën a exposé wu ak virus bi. dëgg la waaw. bon pour man tënk ci question bi nga posé bon mun naa ni xëy na loolu laa ci mën a tontu. dëgg la am na solo Aliou ci loolu bu ma gën damay dikkaat ak yow rek tey su ma toogee sama xel day tamit ci ñi nga xam ni ñooy INEFJA ndax am naa fay xarit la sama xel day dem ci Cheikh Mbacké Gawane ak ki nga xam ni mooy Babacar on a partagé li nga xam ni même classe tey ci situation de crise sanitaire tamit bi ñu nekk ñu gis ni tamit ñoom tëj nañu li nga xam ni nguur gi jël na dogal tëj jàngukaay li nga xam ni mooy école ak ñoom seen foofu nekk tamit centre de formation ana yan disposition yow bu fekkee mën nga ma ci indi tuuti ñoom foofu yan disposition lañ jël foofu ngir mën a fàggandiku ci jëm ci li nga xam ne mooy jàngoro ji. waaw jërëjëf Ismaïla question bi am na solo parce que dafa baax comme INEFJA Thiès la nekk. dëgg la te ñi dox mbirum Thiès suñ ci waxee yaakaar naa génnuñu sujet bi. très bien léegi nag yàlla dafa dogal ne INEFJA internat la boo xamante ne bi élèves yi dañ fay ñëw juste bu fekkee ne xale nga primaire nga fay def donc fa di nga fa loger mais ñeneen ñi nga xamante ne bi am nañu entrée en sixième ba ñu orienté leen ci école publique yi ci biir dëkk bi ñooñu fanaan rek la leen INEFJA di jariñ maanaam INEFJA lieu d'hébergement la pour ñoom voilà léegi nag bi nga xamante ne bii mbir mi am na président de la République jël décision bi le 14 mars ñoom systématiquement au niveau de l'INEFJA dañoo conformé wu ci li nga xamante ne bii moom la président de la République dogaloon li ñu njëkk a def acte bi ñu njëkk a posé élèves yee ko posé élèves yi dañoo programmé woon seen FOSCO si je ne me trompe pas le samedi 21 mars bi décision bi wàccee rek systématiquement dañoo def annonce ne ñoom it dañuy répondre à l'appel du président de la République en quoi faisant en annulant bépp activité boo xamante ne bi naroon nañ ko ci semaine boobu léegi nag semaine boobu yàlla dafa dogaloon ne maanaam le 14 mars semaine bi ci waroon topp c'était le lundi 16 yàlla dafa dogaloon ne ci la ñu waroon a tëj école yi donc systématiquement INEFJA day tëju parce que école u état la léegi ñoom dañoo ñibbi woon depuis le début de la semaine là le début de la semaine du 16 mars dañoo ñibbi woon seen kër yi parce que dëkkuñu INEFJA léegi nag ñoom dañoo waroon retourner waat INEFJA bërki démb dimanche 5 avril mais comme dañoo reporter mbir yi 2 mois ñoom aussi dañoo conformé wu ci décision boobu dem toog seen kër yi parce que INEFJA encore une fois dañ fay jàngee dañ fay fanaan dañ fay jàngee mais ña fay fanaan te jàngee wuñ ci biir école bi INEFJA lañ leen formé ba ñu génn mën a dem jàng ci biti du coup foofu du seen kër donc bu nguur waxee ne dem leen ngeen toog dañuy obligé ñoom aussi def comme ñëpp rek dem toog seen kër point boobu xëy na su ma ko tëjee damay ñëw rek bondir tuuti ci li nga laaj sànq Alioune Traoré parce que am na ci lu am solo loo xamante ne bii man daf ma interpellé moom mooy le maire Talla Sylla ñëpp xam nañ ne moom mooy Baye Fallou Thiès lépp bi ñu ko fi tegee en 2014 ba léegi lépp lu muy def c'est pour les Thiessois mais lépp lu muy def moom toogul moom donc def ko pour les Thiessois dafay woo les Thiessois ànd ak ñoom laaj leen lan ngeen bëgg ma defal leen ko nan ngeen bëgg ma defale leen ko te li ko nit ñi di wax ni ko nii lañ bëgg nga defee lii lañ bëgg nga def nii lañ bëgg nga defee dana ko defee noona te dana def loola ba tax na keroog bi ñuy wax ba wax yi maanaam wax catégorie de personnes bu ne moom monsieur le maire daf ne bu leen ñu fàtte ñun taalibe yi du luñ ma nettali lu ma fekke la bu leen ñu fàtte ñun taalibe yi wax boobu daf ma interpellé yàgg naa nag xam cofeelam ci xale de manière générale mais yàgg naa également xam amour bi mu am ci taalibe yi en particulier donc moom lépp loo xamante ni bii action la boo xamante ni bii jëm na ci ay mag mu teg ko jàpp leen ne
teg na yeneen yu solide de la même façon mu jëm ci taalibe yi donc ndimbal gi mu joxe jël na ko teg ko ci loxo ñi mu ko war a teg ñu wër daara yu bari fii ci Thiès jox leen te comme dañ ne daanu dajul suuf te it aussi xeex bi jeexagul ndimbal li jeexagul lépp loo xamante ni bii mairie jot na ko mu jóge ci ay bailleur wala mu jóge ci ay partenaires sociaux wala mu jóge ci état wala mu jóge ci lu mu mën a doon li ci jot a ñëw jox na ko ñam ko war a jox lépp loo xamante ni bii ci kattanu yàlla ak mbaaxam dina ñëwaat ëllëg it ci kattanu yàlla ñun xam ngi ñu ko xam ak liggéey bi ñuy liggéey ak moom depuis plusieurs années xam nañ ni ci kattanu yàlla dana egg ci ñi mu war a egg en particulier les couches les plus vulnérables au premier rang desquels talibé yi. mais maa ngi lire barki dem mooy Ndiaye benn parce que man dama soog damay dugg ci internet bi je regarde beaucoup maa ngi gis ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum séddale bi jëm ci ndimbal li ci wàllum woowee nga xam ne mooy ceeb yeeg ñoom it tey mbaa séddale bi amul pëccoxoo amul parparloo amul diw fii la par wala diw fii la bokk ci wàllu woowee nu ngeen ci toogee wala nu ngeen ci taxawee. waaw xam nga xëy na bëgguma woon tudd baatu politique parce que man je suis apolitique du ma politique. dëgg la mais ci gàttal maire de la ville. moom mooy askan wi. néew ma fal askan wi de parce que fal askan wi xëy na ab mouvement la wala parti te man je suis apolitique. mais borom fal askan wi moom mooy askan wi. lépp loo xamante ne bii ci man li ma fekkee ak xëy na lu ma fekkeewul sax mais man lépp lu ma fekkee mu nekk loo xamante ni bii ñëw na ca mairie de la ville moom monsieur le maire jël na ko teg ko ci loxo ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo ko war a séddale te ay nit yu fiable lañ ñoo xamante ni bii wax dëgg yàlla amuñu une once de doute ci seen crédibilité amuñu une once de doute ci seen sérieux ñoom la jël responsabiliser leen loola te man xam gi ma ko xam naa ne képp koo xamante ni bii wàcc na ci yoon dina la woo ci ruq wax la ni la nangam ak nangam warul nangam ak nangam moo war dina la wax li nga xamante ni bii warul dina la wax li nga xamante ni bii moom nga war a def man xam gi ma ko xam nag laa wax parce que xam naa ko am na lu ma xam ci moom nag. waaw toog encore une fois foo ma leeral tuuti. tooguñu fi xëy na pour def émission sur le maire. mais comme moom moo kii maanaam comme moom moo. mais mënuñoo ñàkk wax moom ndax. comme moom mooy le premier magistrat de la ville. moom mooy premier magistrat de la ville en plus li nga xam ne mooy comité bi moom mu am. kii moo ko taxawal waaw moo ko taxawal ko donc bu ñuy wax à chaque fois lépp tamit day ñëwaat ci moom li nga xam ne mooy bu wax te on peut pas parler sans parler de la politique. parce que peut-être ni ko gars yi di jàppe mooy politicienne bi boobu waxuñu ko mais politique l'art de bien gérer la cité et en ces temps de crise là ku ne xam na ni c'est primordial donc aussi foofu moom Boubacar na sa xel daal amul benn problème Aliou dañuy ñëw rek ci li nga xam ni mooy sànq yaa koy wax ci taalibe yi mais le constat est-ce que taalibe yi toog nañu. bon Ismaïla taalibe yi tooguñu am nañu toogul. parce que c'est très important parce que bu fekkee dañuy xeex ñu gis ñoom moo ko sànq c'est des personnes vulnérables ay xale lañu encore une fois ñu am tamit ay ndimbal yoo xam ñu ngi koy jëmale ko ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk daara yooyu mais bu fekkee tamit ñoom tooguñu xeex boobu ça pose problème. waaw ñoom am na ci ñu toog am na ñu toogul parce que pour te dire man maa ngi woon terrain bi. waaw distribution bi ci concernant recensement yi yu si ëpp pour te dire. le maire a convoqué tous les délégués de quartier. ne leen ku si nekk na nga recenser ñaata daara moo nekk sa quartier. au moment ci partie de délégués de quartier yi ñoom ñoo recensé. délégués de quartier ñoo de recensé daara yi ba ñu recensé daara yi ñoom ñoo ñëwaat indiwaat jot dossier bi jox ko maire jox ko waa administration bi ñu enregistré ko ñooñu bañ ko enregistré dafa ñëwoon ci li fi ñëw ci loo xamante dafa war a dem ñoom man. oto bi ma yoroon am na si ñoo xamee ne sax pour te dire gis nga mooy li may wax sànq gis nga le malheur des gens c'est le bonheur des autres am na ci ñoo xamee dañ leen di jox ba pare ñu jaaraat ci kii dem mu bindaat turam pour ñoom yaakaar nañu bu ñu bindaatee suñu tur bu ñëwee nañu am te xamuñu ku ñu jox dañuy enregistré sa tur ci ordinateur bi ak sa numéro téléphone soo ñëwee ne am moom bu ñu xoolee ci bu ñu enregistré sa tur bu génnee ñu effacé ko ne amoon na léegi ñoom problème boobu
affaire nit ku ñuul la daal affaire sénégalais la. léegi bañ leen joxee am na ci ñoo xam ne dañoo dem sax fekk ñoom ñu bàyyi seen i ndongo ñu ñibbi téye fa quelque. pour encaisser. non non du pour enquête ñi nga xamante ni dañoo sori dañ leen a téye ñi nga xamante ni fi ñu dëkk soriwul ñu ngi dëkk ay Louga affaire yooyu ñu libéré leen ñu ñibbi te ñi nga xam ne dañu dëkk ay Kédougou wala ay Tamba ñoom dañ da ngay xool ay 15 personnes ne bon ñoom da ngay carrément ñii fu ñu dëkk dafa sori mënuñu leen a bàyyi léegi ñoo préfère téye leen ñi nga xam ne nag fi ñu dëkk soriwul ay Diourbel ay Kaolack ay Saint-Louis affaire yooyu ñooñu libéré nañ leen ñu ñibbi am na ñoo xam ne am na benn daara bu ñu jëm sax dañoo fekk papa ya booy bi di ñëw jël si ñaari doomam mu ne leen kii ay doomam lañu di leen jël si suñu kanam ñu taxaw ñu ba mu leen yóbboon nañ dafa desoon ñu jox jël li ñuy meer yebal ñu jox ko bon kooku bu ñu ñëwee kooku bu ñu waxee ni téye na ay taalibeem ñun dañ ko gëm. kii ñu mënul gëm mooy ki nga xamante ne ni jox nañ ko mu ñëw ne amuma. wala ñu jox ko ba pare bu subaa ñu gis ay taalibeem. ñu gis ay taalibeem nekk ci dëkk bi di taxawaalu. bon loolu maire jàng na ci loolu ba nee na léegi implique naam kii yi ñu ngi ci woon yaayu daara yi ñu ngi ci woon bàjjenu gox yi ñu ngi ci woon léegi dafa jël ñooñu dugal leen ci. bu leen a jox pouvoir ça fait que léegi au lieu que ñuy jël affaire bi di leen ko jox ñoom daara yi. même dañuy togg. quartier bu ne di togg te booy toog seen kër ñuy togg añ reer di leen ko yónnee au lieu que ñuy génne léegi problème de lekk la n'est-ce pas. léegi gën a problème léegi day teg kii bi jox ñii ñuy togg ñuy tibb di leen ko yónnee ba keroog affaire bi di jeex. bon loolu tamit sant yàlla la parce que. idée boobu moo am man sax ñëwul woon sama xel mais ba mu ko waxee laa ni bon donc kooku idée bu lañ ni ñuy def ba séddale ceeb yi fi nekkoon. mais ñeenti oto la woon mais mën nañ def bu añ bi jotee reer bi jot ñu séddalewaat ko noonu. jeex na ñoom ñëpp dinañ ko jot à temps. parce que boo xëyee 6 heures du matin togg balaa 11 heures nga pare añ. 11 heures ba midi 11 heures ba 1 heure mën ngaa distribuer añ. balaa. affaire yu jigéen am na nu ñu koy toogee balaa 5 heures añ beeg reer bi yëpp dana pare nga distribuer ko mais ku si ne di nga ci jot sa wàll. ça ne veut pas dire bu subaa ñëpp ñoom ñëpp ñu génnaat di yelwaan yi. yelwaan bi du problème mu pour tere leen yelwaan wala dara mais problème pour seen kaaraange la. c'est pour leur sécurité c'est vrai. parce que tey parce que foofu tamit c'est peut-être c'est là le nœud du problème mooy la compréhension que des fois. bi nit ñi di am ci jàngoro ji peut-être des fois bu ñu nee ñenn ñi toog leen seen kër wala ñenn ñi naan sax ñenn ñi dañuy jàpp ni c'est pour satisfaire yenn bëgg mais da ngay xam ni c'est yow pour loolu sa kaaraange la yow. mais da ngay xool tey man damay wut ay millions mais millions yi ma dama ko bëgg a lekk. mais du wut ay millions fay dem faj wala wut ay millions fa dem dee. dem toog di ko xool. mais dañu la toogal 5 jours mais tey affaire bi bu ñëpp ba président ne toog leen bu ñëpp toogoon 15 jours. affaire bi jeex na mais da ngay am ñoo xam ne dañ ñaan la ndax yow da nga koo gëm. waaw waaw. mais da nga koo gëm loolu yow tu vois mu ngi revancer di rey soo waxee ñu naan la du rey jullit wala ñu ne la du rey xale du rey mag. mais ñaata xale ñoo ci dee. ñaata mag ñoo ci dee ñaata jullit ñoo ci dee ñaata borom alal ñoo ci dee. ba tout récemment ñu ngi may envoyé benn audio démb benn copain bu nekk États-Unis bu nekk Italie waa ji pare milliardaire la xaw ma dañ koy da nga amee coronavirus moom déjà këram famem moom wóor na ko ne ñooñu ñëpp moom ñoo fanaan laal na leen mais ci kaw la jóge cëppeelu moom it di doomu Espagne moom it ñàkk na bakkanam. donc pour te dire que ba tey mbir mi bu ko nit ñi gëmatul moi je pense. c'est-à-dire man dama yaakaar ne gis nga bu ñu nax suñu bopp. on est des musulmans fii ñi fi nekk ay jullit lañu te yàlla du def 2 fois 2 mesures am na benn sëriñu daara daf ma ne ma ba affaire bi amee mu ne ma Aliou dañ gëm yàlla ñun ñoo def li tax li am. moom loolu la ma carrément dama ne ñun ñoo def li tax li am ñun nañu def li war a tax mu jóge fii. te loolu weesul mesures yi ak yar bi. mu ne la benn médecin yi dafa am lu ñu lay digal defal loolu sunu borom am lu mu la sant defal loolu yàlla dimbal la mu jóge
fi waxuma la mu bañ laa dal mais na fi jógee xam nga soo ne bu mu ma dal sax sa bopp ngay wax mais dama na fi jógee mu bañ a dal kenn. am na solo Alioune ba tey mbokk yi ma leen di fàttali ay yéen a ngi seen première chaîne thiessoise di la Thiès TV comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeen gi rek boobu ba tey jëm ci li nga xam ni mooy lutte contre le coronavirus di Covid-19 bi mu taroo ci Sénégal ba tey Thiès TV ànd ak ñi nga xam ni mooy comité de veille et d'action contre le Covid-19 fii ci diwaanu Thiès ki nga xam ni mooy le maire Tall sa taxawal ko ba tey ñuy am ay waxtaan jëmale ci wàllu woowu nan la ñuy def ba xeex li nga xam ni mooy jàngoro jooju moo ko ñi ngi fi tey ak ki nga xam ne mooy Boubacar Sarr ak ki nga xam ne mooy Alioune Traoré ñoom it nekk ci ay membre ci comité boobu tey Boubacar tey ni ñu gisee ni àdduna bi tënkoo ñu gis ni tey tubaab yaa ngi wax nañu def ay vaccin nangam sangam ñii ci biir tubaab yi jàppee est-ce que tey tamit jotul li feebar bi li mu ware gannaaw lor gi muy lor am jàngat boo xam ni peut-être les Africains mais aussi doore ko ci ñun mooy les Sénégalais am nañ taxawaay bu ñu war a taxawaat vis-à-vis ci suñuy comportement waaye tamit vis-à-vis par rapport à nos actes ngir bañ a lor tamit suñu morom. jërëjëf Ismaïla maanaam sa question bi dafa xaw a regrouper ay éléments yu bari. dëgg la parce que wax nga ma. par rapport ak vaccin yi nga xamante ne bi ñi ngi naan tubaab yi moom la ñuy expérimenter ak ñun xëy na comme mbiru comportement bi nga xamante ne bi xëy na war nañ ko mun am ak yeneen yoo xamante yeneen éléments yoo xam ne sa question bi laal na ko xëy na su ma doon ñëw pour rassembler juste question yi en fonction pour rassembler samay réponses en fonction de ni question yi duggee maanaam feebar bi muy wàcc en Chine wala boog bi ñu koy xam en Chine le 9 décembre 2019 dafa nekkoon loo xamante ni bii nit ñi dañ ko maanaam les Chinois ca Wuhan dañ ko xawoon a ñàkkal fayda tuuti bi ñu demee ba gis ne mbir mi commencé na jël yenn proportions yi nit ñi di feebar di tëdd ñii di nekk ci situation yu grave te xamuñu lu ko waral ci la gars yi njëkk a def diagnostic xëy na nag du ma dugg ci détails yi pratiques yi parce que du ma médecin encore une fois mais yàlla dogal na ne comme dañuy gëstu am nañ tuuti xam-xam ci mbir mi mën nañ ko wax te xëy na ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu suturaal ñu bos mi la bañ foofu rek bi ñu ko détecté mënuñu ko woon amal tur parce que encore une fois damay wax àdduna yëpp di leen wax ni leen coronavirus yàgg na am voilà léegi nag bii nii bi mu ñëwee gars yi dañ ko tuddee bi ñu xamee ne coronavirus la dañoo jiital lenn lu ñuy wax SARS muy syndrome aigu respiratoire sévère après ñu teg ci ginnaaw COV mooy corona moo nekkoon coronavirus ci jamono jooju léegi bi ñu dawalee ba jëmmi jamono ci biir janvier bi noonu ñu tuddee mbir mi nCoV mooy nouveau coronavirus léegi nag bi ñu dikkee ba le 11 février 2020 ci la OMS trouvé le nom bokk Covid-19 Covid bi CO bi nekk corona V bi nekk VI bi nekk virus D bi nekk disease mooy maladie en anglais 19 bi pourquoi parce que année 2019 la kii la feebar bi apparaître léegi nag li tax OMS defoon loolu yow yaa ma laaj loo xamante ne bii dina jar ma déparé foofu pour ñëw fii voilà léegi defalaat gars yi jeunesse un peu très bien daf ciy baax léegi nag li tax OMS tànn tur boobu Covid 19 joxe naa ni ñu indee sigle bi ba pare OMS bëggul woon def référence ni à une personne ni à un groupe de personnes ni à une zone géographique ni à un animal moo tax mu jël tur boobu coronavirus COVID léegi D comme mooy disease en anglais mu dolli ko ci ak 19. foofu loolu moom mooy waral turu Covid 19 bi mais encore une fois coronavirus yàgg na am Sénégal non maanaam yàgg na am ci àdduna excusez-moi jéggal leen ma yàgg na am ci àdduna. voilà léegi bi mbir mi nag tollee fii mu toll nii Sénégal. fekkoon na maanaam ñun Afrique suñu avantage avant mbir mi di toll fii moom mooy dañ ko xamoon parce que nous étions tous Sénégal yépp nekkoon na à l'affût des informations li tax ñu nekkoon à l'affût des informations depuis le début moom mooy suñu 13 étudiants yi ñu amoon en Chine te ñu doon wax naan le président de la République daf leen waroon a indi far ñenn ñi d'accord ñenn ñi bañ a d'accord tey bu ñu xoolee ci fi ñu toll nii ñu bëri ci ñi doon wax naan dañ leen war a indi finalement ñoom ñoo bañ ñi nag stigmatiser jamono ji di leen woowee ay moodu ñoom ñoo sénégalais yi ñoom ñoo bañ moodu yooyu ñëw
man nag su ma sañoon terme boobu duñ koy sax utiliser. dëgg la parce que moodu yi encore une fois yàgg nañoo bégal sénégalais yi. mënuñoo bàyyi ba tey jii ñu naan moodu yi ñoo ko fi indi loolu warul. parce que voilà parce que bu mbir mi jeexee moodu yi dañuy dellu te bu boobaa nit ñi dinañ bëgg moodu yi di leen continuer di leen yónnee bu boobaa moodu yi mën nañu ne biñ daan dugal Sénégal suñu alal waxoo leen ñu dara ñuy ñëw Sénégal suñu dëkk indaale feebar xëy na xamuñu woon ba ñuy jóge ca réew ma ñu nekkoon ni am nañu feebar dugal ko fii encore une fois nag cautionné wu ma lenn mais damay wax rek loo xamante ni bi xëy na man jàpp naa ne sama xel nangu na ko donc ñu xëy na wala boog les cas xëy na les plus graves jaare malheureusement ci kenn ci ñoom tax ñu naan leen moodu yi ñoo ko fi dugal ëllëg bu fi moodu yi dugalul seen alal dinañ ne moodu yi dañoo nangam kon boog stigmatisation boobu nga xamante ni bii ñu ngi koy def à l'endroit de cette catégorie de personnes lañ war a bàyyi moodu amul handicapé amul nangam amul sénégalais moo am être humain moo am léegi nag par rapport ak comportement yi li nit ñi doon recommander depuis le début bu changé moom mooy nañ respecter les mesures barrières yi bokk na ci diggante ñaari nit ñu respecter li ñuy woowee la distanciation sociale entre man ak yow na am 1 mètre wala lu ko ëpp parce que dañ ne feebar bi ñu ngi koy contracter à travers un contact rapproché ñu ngi ko maanaam ñu ngi ko considérer comme distance bu am ci diggante ñaari nit te matul 1 mètre ñu teg ci ni mën nañ ko contracter également ci à travers un contact prolongé moom mooy contact bu am suma diggante ak yow ci lu ëpp 5 minutes donc contact rapproché et prolongé boobu noonu moom la ñu war a bàyyi ni ñu koy éviter moom mooy respecter la distanciation sociale d'1 mètre éviter également buñ dee wax di projeter ay gouttelettes projection nag de gouttelettes ci doomu aadama la bokk yàlla moo ko ñaale doomu aadama xëy na loolu moom moo tax ñu wax ne nañ respecter la distanciation sociale te yeneen recommandation yi nga xamante ni bi moom la ministère de la santé et de l'action sociale joxe na ko nit ñi respecter képp koo xamante ni bi yaa ngi tisooli wala ngay sëqat def ko ci mouchoir boo amul mouchoir à ta portée sa conco moom tout le temps mi ngi ci yow nga def ko ci ruxu conco bi maanaam fii yooyu yëpp nag bu fekkee ne yaa ngi koy respecté nañu sàlloo raxasu di raxas suñu loxo yi mag ñi xëy na ñu ngi koy def mais xale xamul te xale gars yi dañ ko jàppee dañ ko considérer comme un porteur sain ci feebar bi donc ñun waajur yi ñun ñoo am devoiru toogloo xale yi ci biir kër yi et comme xale parfois mu sàcc génn ñun ñoo am également devoiru di ko wax ni naan ko raxasul mais wax leen ni leen raxasul rek doyul ndax xale mën na dem du xam nu muy raxasoo ñun ñoo war di teg ci biir kër yi récipient boo xamante ni bi dañ ciy def les éléments qu'il faut ngir mën a permettre xale bi aussi mettre ko dans un endroit visible et accessible pour que xale bi bu ci xelam demee mu mën fa jubali pour raxasu encore une fois raxasu bi war na di am bu fekkee ne nit ñi dañuy gën war nay am toutes les 30 minutes Sénégal nag damay dégg ñu naan 1 heure mais encore une fois li may wax nii maa ngi ko jëlee fu wér parce que ci document OMS laa lire raxasu bi war nay am toutes les 30 minutes ci ñun mag ñi xale yi bu fekkee ne ñu ngi ci biir kër gi dañoo war di am réflexe di leen wax naan leen dem leen ngeen raxasu ji mais nag mu bañ a nekk loo xamante ni bi adu lay doon waaw xale bi day koy wax ni ko na dem raxasu ji bu boo ko tàmmalee di nga dem ba jëmmi jamono joo xamante ni bi moom mooy wax ay morom mu xaleem yu mu nekkal ci biir kër gi nañ leen dem raxasu wala man de maa ngi dem raxasu li tax ma leen di wax nii parce que man samay doom nii laay def ak ñoom moom moo tax te gis naa ne mi ngi am résultat parce que xale yi ci seen bopp kenn waxatu leen ni leen dem leen ngeen raxasu ñoom ñooy demal seen bopp systématiquement raxasu gi donc may recommander à tous les parents ñu sàlloo ci nopp xale yi nañ dem raxasu di leen wax naan leen nañuy def geste yi nga xamante ne bi moom la mag ñi def parce que bu ñu nee mag moom moo xam di sëqat ci kuddam ci concoom fii xale xamul loolu xale du ko def mais xale bi boo ko waxee ba mu xam ko xam li ci li nga xamante ne bi moom moo tax nga di ko wax bu boobaa moom bu ko defee bu fekkee ni moom dafa nekk un porteur sain boo xamante ne bi am na mbir mi bu boobaa du ñëw di sëqat ci sa kanam wala muy tis ci sa kanam ay gouttelettes di la dal donc nañ leen koy wax xale yi di terminer juste ci point bi rek ak mag ñi nga xamante ne bi li tax ma koy wax mooy dama ko dégg tey ñi nga xamante ni bi dañoo continuer di récidiver di wax naan feebar bi amul nañ bàyyi li ñuy wax feebar bi am na
mi ngi rey ay nit yu ñu xam li tax may wax loolu mooy ñenn ñi dañ ne ñoom tant que gisuñu ku mu dal ñoom ñu xam ko wala mu dal leen ñoom du ñu gëm ne feebar bi am na man nag dama leen di ñaanal ne leen yàlla bu mu leen dal yàlla bu ñu xam wala ñu gis ku mu dal nañu xam ne mbir mi am na bàyyiwul milliardaire bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw parce que xëy na mën nañoo tudd tur bi parce que homme célèbre la muy Pape Diouf ñun ñëpp xam nañ ne bi mu demee léegi tey lay am une semaine te ñun ñëpp xam nañ li ko yóbbu ki nga cité léegi moom mooy médecin wu Club Reims ak kii dirigé ki nekkoon PCA wu Banque de Dakar espagnol boobu François xawma nan fàtte naa sant bi ak waaw dafa sori sax le premier ministre anglais moom il est instant bi sous soins intensifs donc Manu Dibango yóbbu na ko ak keneen Angela Merkel elle s'était confinée il y a quelques jours ci ginnaaw donc ay nit la yoo xamante ni bii bu dee xaalis xëy na du ñu taxaw di exhiber seen ay fortune mais ñun ñëpp xam nañu ne ce sont les personnes les mieux protégées au monde mais dañoo nekk contre un ennemi insaisissable et invisible kenn mënu ko laal ak loxo kenn mënu ko gis ak bët ndax bu fekkoon ne lu ñuy laal ak loxo la wala lu ñuy gis ak bët ña nga xamante ni bi ñoom ñooy garder ces hommes célèbres qu'on a cité là duñ ñu romb seen garde yooya di pénétrer seen demeure yi bay dugg ci seeni organisme di wax également pour terminer ak tuxkat yi feebar bi dafay jàpp ay poumon képp koo xamante ne bi feebar bi dal na la bañ mettre la sous soins intensifs wala sous réanimation da ngay am li ñuy woowee polypathologie maanaam da ngay wéyaale yeneen i jàngoro te bu fekkee ne da ngay tux am benn jàngoro bu la feebar bi attaqué dina xaw a metti lool ci ñun donc damay interpeller ñi nga xamante ne bii ñi ngi ci te bëgg ko bàyyi nañ ci profiter bàyyiwaale tux jërëjëf. am na solo Boubacar ci jeunesse je pense sensibilisation bi jàll na xam-xam gi macha allah ak li nga xam ni mooy éclairage yi ci wàllu boobu Alioune rek damay ñëw ci ba tey ci comité bi seen action yi ngeen di mëne ci wàllu bi est-ce que vous avez rencontré da ngeen cee jànkonteel ay difficultés bu fekkee am na yan la doon. waaw am na yenn saa yu jànkonte ay difficultés parce que bi du man mais sama benn collègue boo xam ne ñoom dañoo demoon benn côté parcelle yooyu. dem ci benn borom daara. mais dañ ko woo di ko xaar ko daara pour jox ko moom dafa ne du ko jël. carrément du ma ko jël parce que xaw ma nangam expliqué bon ba ñu ñëwee man leen yéen sax da gën a baax parce que nit ki doo dimbali ko dong di ko jox mu ne du ma ko jël. man du ma fa ne di wax bay bëgg a dee. damay waññeeku. dem ca ka ma yebal nee ko diwkat nangu koo jël nee na lii ak lii. man am na kenn ku ma woo borom daara la côté kaw sa yooyu la ne ba ma ko wooyee dafa ne moom mu ngi sàkkal ma ne ko mu kat dañ maa jox sa numéro am ab ndimbal bu jógee woon ci maire bi pour ma jox pour daara yi mu ne ma ndimbalu lan la ma expliqué ko mu ne ma nekkuma fa de ma ne ko bon mu ne ma ne ko léegi amul kenn ku fa nekk koo xam ne bu ma demee mën naa ko jox mu defal ma décharge mu ne ma non nekkuma fa mën ngaa dem waaw d'accord bon xam nga gis nga ñu suñu problème Bokar wax na ko léegi il faut que ñu bàyyi su ma tegul sama bët lii du ma ko gëm fii kenn gisu fi Seydina Mohamed ci ñun te gëm nañ ko kenn teg ko fi bët te li mu waxoon ba léegi moo fi te gëm nañ ko mais am na loo xamante ni bu ñu la ko waxee ñi nga xamante ni ñoom moom la ñu jàng mooy seen xam-xam mooy seen liggéey nee na lii defal loolu su bëggee mucc te kooku nga tudd léegi ñun ñëpp ñu gëm ko foofu mu tëdd bu ñu demee ba tëj ko aj màkk gi ñu aj ko waaw léegi ñun lan mooy suñu problème léegi ñun waaw léegi nag lan moo des te ma wax la leen premier jour bi ñu njëkk ne ajjuma yi jumaa yi du ñu julli man sama part personnel ci 15 personnes yu ma gis ñuy kaas 10 yëpp daawuñu julli jumaa loolu mooy Sénégal 10 yëpp daawuñu julli jumaa te ñoom laa dégg ñuy wax ba mar naan loolu mooy Sénégal Sénégal yi noonu beneen affaire bi ma ci yokk mooy virus bi que ñoom ñu gëm ko ñu bañ ko gëm lu am la benn borom xam-xam nee na ma yàlla dafa ne woon ci alxuraan dañ dem jamono suñ demee ba suñuy mbon ëpp suñuy mbaax dinaa wàccee loo xamante ni bët du ko gis te dina leen lor mais fii tey sax fi àdduna bi tey tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent da ngay gis kuy jël alxuraan bi di fi def lu ko di ko contourner nu mu ko neexee pour alal bon man donc lii mooy la ma sama magu daara boo xam lii
ñoo ko liggéey ñoo ko fi indi. nañu fexe nu mu fi jógee te ba ñu yóbbaale kenn. am na solo Alioune Traoré mooy fàttaliku moom it bokk ci membre comité de veille et d'action contre le Covid-19 fii ci diwaanu Thiès ci bopp bi kii di monsieur le maire Talla Sylla nekk ci ñu ngi nag suñu coppaandawu émission bi li ñu dese ci ay simili maanaam bareetul rek fi may daanaleeg yow rek Boubacar. tey on est en crise après crise forcément bu ñu fi yàlla bàyyee te yàlla dimbali ñu ba jàngoro ji jóge fi est-ce que maintenant le changement de comportement des Sénégalais ne du imposer wu nag obligatoirement. waaw jërëjëf la wax laajati nga loo am solo rek comme ni nga ko defee depuis le début de l'émission ñu ngi lay féliciter ci question yi waaw en fait avant may abonder foofu li may wax rek moom mooy am nañu ay cas ci fan yi semaine dernière cas yi xawoon na bëri yéegoon nañ ba 20 au niveau national nag laay wax. yàlla suturaal nañu nag à Thiès ça fait pratiquement 11 jours ci tey signalé wuñu benn cas. di féliciter également ci ministère de l'action sociale ci li mu mettre en place un comité national de gestion des épidémies. mu am au niveau local en tout cas au niveau régional un comité régional de gestion des épidémies. te yaakaar naa gouverneur jiite ko di ci liggéey ak yeneen autorités administratives yi liggéey bu am solo ñu ngi leen di féliciter suñu autorités yooyu macha allah. di wax ne donc Thiès yàlla suutal nañu boobu ba léegi amul cas aussi depuis 11 jours encore une fois. voilà di wax ne Sénégal noté nañu une baisse diggante dimanche ak lundi. parce que dimanche ak lundi bi 3 ak 4 cas lañ ci am. tey yàlla dogal ñu am 11 cas. 11 cas yooyu cité wuñ ci benn cas importé. ay cas contact la ñu cité 9 ak 2 transmissions communautaires. n'est-ce pas ça veut dire que politique bi nga xamante ni bii moom la état bi mettre en place ngir tëj frontières yi depuis si je ne me trompe pas la nuit du 18 au 19 mars politique boobu mu gën a efficace. parce que yaakaar naa 14 jours la ñu soxla woon ou 15 ngir mën a évaluer loolu et bi ñuy egsi ci 15e jour bi remarqué nañ ni cas importés yi ñi ngi commencé wàññeeku nañ drastiquement. mais bi ñu duggee ci semaine bi à partir de démb remarqué nañ ni commencé nañ disparaître parce que tey amul. du coup transmission communautaire la ñu war a dese. non cas contact la ñu dese ak transmission communautaire mais encore une fois il faut le dire parce que bu ñu ko waxee nit ñi xam nañ ko bu ñu ko waxul nit ñi xam nañ ko donc nañ ko wax nit ñëpp xam nañ ne ñun comme ñoom xam nañu ko moom mooy lan. dinañ dem ba cas contact yi commencé baissé ñu dese ay transmission communautaire loolu nag ñun ñoo ci mën a dimbali suñu bopp. ni ñu ci mën a dimbalee suñu bopp moom mooy ñu topp ndigal yi bàyyi li ñuy tere dinaa leen wax benn affaire gis ngeen relâchement moom mooy le meilleur allié de cette maladie. bàyyeeku bokk ci wolof moom mooy le meilleur allié. de cette maladie li ñuy digal doomu aadama yi nañ ko def te xam ne état waxul kenn mu toog këram ngir intérêt yi boppam moom état. ña nga xamante ni bii ñi ngi naan ñu toog leen seen kër ñooñu ils sont bien protégés. te man mii di wax ak yéen bu ma bëggee muccal sama morom sama kër laay toog donc yow mi may seetaan di ma déglu boo bëggee muccal sa waa kër muccal sa morom toogal sa kër. léegi nag Ismaïla da nga ma laaj ba xam changement de comportement après la crise warul am. si war na am. te je crois que nit ñi boo leen ko waxee ak boo leen ko waxul xam nañ ni bu ñu jógee ci lii yu ci bëree bëri dinañ ko ci jàngee donc yu ci bëree bëri mu nekkoon ay jëf yu ñu doon jëf avant le Covid-19 pendant le Covid-19 ñu changé ay jëf bu fekkee ne jëf yooyu gis nañ ci ngëneel bu ñu jógee ci lii ci kàttanu yàlla dinañ jëfee loolu encore une fois daal ñii ñaan sénégalais yépp di ñaan Thiessois yi mais di ñaan sénégalais parce que mënuñoo ñaanal Thiessois yi kese parce que Thiessois yi après Covid bi. bu fekkee ne mbir mi dafa jeex Thiès te jeexul ci yeneen région ñun duñ fa mën a dem. donc nañ ñaan. Sénégal yëpp. àdduna yëpp parce que bu fekkee ne jeex na Sénégal te jeexul ci àdduna it ñun duñu mën a génn. ñeneen ñi duñu mën a ñëw. donc nañ ñaan ñëpp topp tegtal yi. si je veux me protéger et protéger mon voisin. damay respecter li nga xamante ne bii moom lañ ma digal donc. na ñëpp jéem a def ni man na ñëpp jéem a def ni yow mii toog di ma seetaan jàkkaarloog man te encore une fois ñi nga xamante ni bii ñi ngi wax naan mbir mi amul nañ ñu dimbali rek ngir yàlla xam ne mbir mi am na et même bu fekkee ne gëmuñu ko
ñoom ñu bañ a exposé wu wala bu fekkee ne dañoo jël risque exposé wu bëgguñu nag kenn exposé wu mais nañ bañ a exposé ñeneen ñi ci des. parce que ñun ñëpp gis nañ li nga xamante ne bi mooy xew ci yenn arrêt yi am na benn bu nekk Dakar boo xamante ne bi le préfet de Pikine dafa mujj jël ses responsabilités tas ko. donc fii à Thiès également ñiy wax suñu autorités yi ñu gën a veiller ci couvre-feu bi nga xamante ne bi mi ngi fi am parce que il faut comme ci antenne lañ nekk dañ ciy profité waxaale ko nit ñi nee nañu relâchement day am au-delà de yenn heures yi ñenn ñi nee nañ 21h ñi nee nañ 22h ñi ngi interpeller nos braves forces de l'ordre di leen wax ni leen nañu gën a accroître nañu gën a vigilant nañu gën a accroître surveillance bi ci périmètre communal bi wala même périmètre en tout cas départemental bi ngir mën a aar seen bopp mais aar ñëpp di féliciter également ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk en première ligne moom mooy ñan nos braves soignants ñu ngi leen di féliciter di leen remercier xëy na ñeneen ñi dañuy def chaque jour à 20h ñu taxaw ci seen i balcon di leen tàccu ñun mënuñu loolu xëy na mais ñu ngi leen di féliciter di leen remercier di féliciter également ñi nekk en deuxième ligne mooy nos forces de l'ordre foofu lay daanelee di leen remercier yéen waa Thiès TV di leen xamal ne yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib di leen xamal également que ni ngeen jàppee ci combat bi bu leen ko bàyyi nii la woo leen ñi nga xamante ne bi am nañu xam-xam ci mbir mi et même bu fekkee ne amuñu xam-xam ci mbir mi également dem nañu gëstu ji ko mën a wax doomu aadama yi lu leen di jariñ ñu ngi leen di remercier ci ni ngeen ci jàppee di leen wax ni leen yéen tamit bu ngeen génnee fii dee leen ñaax comme ñun niñ koy defee jërë ngeen jëf jërëjëf Boubacar jërëjëf sa kàddu gu rafet na loolu ba Alioune lan ngay jeexale ci li may jeexale damay sant surtout médecins yi te il faut que Sénégal ñu xam ne aussi on a des grands médecins dëgg la parce que li gën a jafe ci tubaab bi ñun dañ ko am amuñu matériel amuñu dara ñi fi nekk le professeur comment la Seydi mais moom génnul Sénégal dem jàngi fenn mais tey bu ñuy wax ñëpp moom moo ci jiitu moom laa njëkk a dégg mu ne chloroquine bi ça peut soigner moom ak la femme là comment elle s'appelle Marie kii ancienne ministre waaw moom laa njëkk Eva Marie Coll Seck kii affaire sida bi ah ok d'accord fàtte naa Safietou Ndiaye Safietou Thiam la Thiessoise waaw maa ko dégg yaakaar naa 3-4 jours après bi ñu njëkkee am sunu cas mu la ñu invité ko 2S mu ne chloroquine bi peut je ne dis pas que il peut soigner ce virus day faj carrément mais mën na ko téye fenn neutraliser ba nga xamante ne ni dootul développé entre temps ñu xool lan moo koy faj mais waxuñu kenn ni mën na ko faj seen nee na le problème maintenant c'est quoi c'est foofu ñu ko téye est-ce que du am beneen effet bu mu fa def entre temps ñuy dem xool yi ñuy seet lan moo koy faj et pourtant ñu bëri dañoo bañoon ne mais li tax chloroquine jóge fi c'est un spécialiste chinois moo tax moom moo créé benn médicament li tax ñu jëlee fi en 2000 chloroquine 2013 et pourtant chinois yi chloroquine boobu la ñu fajee seen maladie am na solo tey nag maa ngi leen di remercier force de l'ordre yi di remercier comité de veille bi di remercier surtout les médecins yi nekk ci Sénégal yëpp di remercier le maire Talla Sylla bon man mun ma fi taxaw naan le maire nangam man dama koy bàyyi yàlla yàlla moo xam ni bëgg yàlla na ko yàlla jàppale ba mu yeggale ci li muy def ba mu saawaan baawaan ci Thiès waay yëpp man xam naa ni bëgg naa Thiès mais man gëm naa ni moo ma gën a bëgg Thiès am na solo waaw am na solo yéen ñi yàlla na leen yàlla jàppale ba ngeen am lu weesu seen jort fii waxuma fii mais yàlla na ngeen am lu gën lii rajo bu àdduna bi yëpp di coow wala télé bi àdduna bi yëpp di coow yàlla na ko yàlla defal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad amin yaa rabbal alamin di gërëm bu baax donc ki nga xam ne tamit mooy donc sama xarit Kader la jeune moom it boobu ba tey jàpp ci combat bi comme ni ko Boubacar waxee ak ki nga xam ne moom monsieur le maire bokk aussi ci comité bi mobilisé wu ngir rek amal ndam lii nga xam ni mooy dëkk bi di Thiès waaye tamit Sénégal njaay wan nga këpp di ñaan rek jàngoro ji yàlla na fi génn ak jàmm yàlla li nga xam ni mooy maanaam lor yi fi defagum ci ñaar ñooñu ñàkk seen bakkan yàlla na fi yamagum tey ñaan ak àdduna bi yëpp delluwaat ci li nga xam ni
mooy suñu borom xam ne tamit yàlla mooy njëkk te mooy mujj luñ ci mën a wax it dañuy sabablu rek waaye suñu borom mooy ki nga xam ne moo mën a musal jaam bi te yàlla nañu musal képp koo xam ni jàngoro ji mi ngi lëmbe sa biir réew di gërëm bu baax ki nga xam ni mooy Seydou moom mi nekkoon ci caméra bi Lamine Pro tamit di ko gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Lamine Junior moom mi nekkoon ci régie bi di gërëm bu baax El Hadj Wade Pape Sylla moom mi yoroon réalisation bi di gërëm mbokk yi nga xam ni yéen ñi ñu doon seetaan way leen di suivre li nga xam ni mooy seen télévision régionale de la première chaîne thiessoise la Thiès TV boobu ba tey ni ñu ko defee di ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy xeex jàngoro ji di Covid 19 jërë ngeen jëf mbokk yi ba beneen la